waaw xam nga daaw dafa am lu bari lu ñu dëxañoon dañoo waxoon maire bi màkk mais loolu du revendication ñii di wax maire lu ne mais loolu du woon revendication bi nga xam ne moo gën a valable mooy sunu njaboot ñun at sunu njaboot saay bu ñu feebaree bu ñu ñëwee mairie bi mën ñoo jël en charge loolu nag amul. gis nañ ne tamit depuis l'acte 3 commencé gis nañ ne ay jafe-jafe avancement amoon na mais actuellement fii ñu toog di wax avancement yi déjà yóbbu nañ ko au service des soldes ba incha allah am nañ yaakaar mois bi ñu fayeeku ko fii ma toog également di wax ak yow jàpp nañu ne daal lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu àq ak yelleef te nga xam ne agent da ko war a am fii ci ginnaaw raay Nord am nañ ko ba mu des en tout cas ci ñetti weer yi passé rek sunu salaire day tardé bu baax mais li ko indi problème mu trésorerie moo ko indi mais nekkul ay problème mu maire wala problème mu agent yi ñoo dugalul lii wala nangam mais problème mu trésorerie la. kon jàpp nañ vraiment depuis l'installation de l'acte 3 ba tey fii ñu toog di wax ak yow communes yi li ñu yuuxu di ko jooy yëpp sunu commune mosu koo jooy. récemment bi acte 3 bi commencé li nit ñi doon tiit ci ginnaaw raay lu ko raw moo am parce que nit ñi demoon nañ bañ ne du ñu fay sunuy salaire ba ñuy ñëw fukki agent ak juróom-ñett ñoo fi amoon maire li mu njëkk a def mooy dafa jëlaat fukki agent ak juróom-ñett ci ay décisionnaire engagé leen xam nga loolu kon am na solo ñu ne déeta ko waaye mu jëlaat lu ëpp juróom fukk ci ay contractuel yoo xam ne bu ñu xaymaa seeni salaire jege na dem na ba fukki junni yii ëpp na ko loolu yëpp mairie bi fas yéene di ko fay kon xam naa ni ci côté maire am na ci yokkute waaye ñun ci côté agent yi li ñu demandé mooy bu sa ñulug yokkoo sa sóor dafa war a yokk kon agent bi li ñuy demandé mooy agent bi moom li muy demandé mooy saa yu ubbee bulletin de salaire am mu am ñaar dërëm bu ci yokk loolu nag waxtaan nañ ci at kilifa gi mu xamal ñu infrastructure yi mu teg su commencé exécuté ko forcément agent bi dina gis yokkute boobu te ñun tam gëm nañ ko tey feetu 1er mai monde bi yëpp ñoo koy feete mais fii ci ginnaaw raay Nord particularité bi mu am dafa am solo parce que maire bu ko neexoon mu ne du jënd tissu bu ko neexoon mu ne du joxe ay togg mais loolu yëpp daf ko neex rek mais du droit tamit loolu moo waral maire am xalaatu fexe ba agent yi bu ñu nekkee 120 ku ci nekk mu am sa tenue bu ko defee mu sentir fête bi ndax fête bi daal li ko tax a jóg mooy ay doomi aadama yu doon liggéey am naqar fa ñuy liggéeyee di ko wax ñu ne leen doo leen ko fi waxee ba rey ci juróom-benn nit loolu ñu ci jot a faat moo waral saa yu 1er mai jotee ci at mi ñu feete ko moo tax di ko feete di teg musique vraiment du lu jaar yoon di ko feete sol ay yëreen du róole ko di way du jaarul yoon li jaar yoon kay mooy ñàggaañu woon ci xeex bu mel nii fekk ñu nit ñu am jafe-jafe yu mel noonu di ko wax patron bi pour mu régler ko ñun nag biñ ci waxtaanee ak patron bi conscient na ci loolu nee na incha allah ni mu defee recrutement infrastructure yi lu mu jur dina feeñ ci agent bi loolu nag dañ koy rafetlu gërëm population ginnaaw raay parce que ñun tam suñuy kër dëkkuñu fa bu ñu xëyee suba lañ fiy ñëw guddi la ñuy ñibbi lu ñuy def en terme de recouvrement de recette la ñu amoon daaw buñ ko xaymaa ci impôts yi patente yi la mu dugaloon am na ay jamono yoo xam ne patente daaw ñu weesu 3 millions te patente année passée ñu ngi ci 9 millions kon xam nga ni loolu am na yokkute bu ñuy xoolee OVP bi recette bi fañ ko fekkoon ci OVP occupation voie publique daan nañ dem ay 200000 tey dañu xayma OVP benn tournée rek day def 600000 bu ñu xoolee ci stationnement oto yi moom macha allah stationnement bi SM nga xam ne mooy secteur municipal bi liggéey na ci lu am solo loo xam ne ba mu jëlee lépp loo xam ne moo jëm ci créancier bi jébal ko Mari Ndaw woo na ma ñu waxtaan mu ne ma vraiment am na effort yu baax a baax yoo xam ne stationnement bi am na ko kon loolu aussi bu amee dañ ciy gërëm secrétaire municipal bi gërëm ci maire bureau municipal mais gërëm ci conseil municipal bu Guinaw Rails Nord loolu tam agent yi tamit comme ñoo koy recouvrer dana jaadu ñoom it ñu gërëm leen sant leen loolu moo tax tey sama discours ma gërëm état civil parce que état civil boo demee ci yeneen mairie yi di nga gis benn nit di soxla kayit ñetti yoon mu koy jaabante état civilu Guinaw Rails Nord soo fi déposé sa papier tey balaa suba nga jot parce que Ndeye Fatou Ramata Cissé moo fa nekk at Pape Diagne ñuy liggéey bu mucc ayib boo xam ne
en tout cas mënuñu lu dul gërëm leen sant leen boo ñëwee ci recette maa fa nekk at Mari Ndaw at Ablaye Mbaye mi nga xam ne at Babacar ñoom ñoo yore auto vidage bi suba ba ngoon dañuy daw pour verser mairie bi te bis bu nekk ci loolu la ñu ne nga ñëw ci publicité Ndour moo fa nekk doyen Ndour ku nekk xam na ko mais mi ngi liggéey loo xam ne ci publicité ak urbanisme am na solo goo xam ne xëy na ay jéego la ñu def moo tax daf lay wan ni 1er mai bi am na yokkute bu baax a baax boo xam ne am na sunu biir aussi sur le plan social commune bi amuluñu kenn benn bor agent yi ñu ngi fayeku seen salaire normal li ma la wax rek moo ci ñuul mooy fan yi problème mu trésorerie bi moo posé woon rek mais salaire ak lépp loo xam ne jëm na ci yelleef bu agent war a am mairie bi amalu ko kenn. problème mu acte 3 bi da nga ciy wax solo lu am solo acte 3 bi mu amee tey ba tey kontaan nañu tam puisque le pourquoi parce que acte 3 de la décentralisation dafa jox commune bi pour mu moom boppam di fay ay salaire am jël en charge boppam mais état dimbaleegul mairie yi loolu tamit il faut ñu noter ko. parce que y a la fonction publique locale bu nga xam ne ñu ngi xaar la promulgation du président de la République pour que vraiment mu promulguer cette loi que désormais la fonction publique locale mën a ñu mën ko mettre en effet loolu mooy li nga xam ne moom la syndicalistes yi mer moom la ñu jàppal actuellement état du Sénégal mais vraiment tout ça se passe bien su arrivé ba régler la fonction publique locale mu promulguer ko agent bi xam ne moom am na cër bu rëy ci biir dëkkam ci liggéeyukaayam ci gox ba mu nekk loolu bu amee rek jàmm dina am waaw. waaw recette yi loo ci wax. waaw recette yi recouvrement bi ak agent yi war a wàcc ci terrain pour recouvrer. waaw loolu maire wax na ko xam nga boo xoolee en terme de recouvrement des recettes agent yi nga xam ne ñoom la ñu affecté recette dañoo bariwul parce que boo xoolee urbanisme publicité yëpp recette la bokk pourtant am na ñu fa nekk mais bu ñuy wax c'est parce que dañu war a créer beneen OVP profondeur c'est-à-dire li ñu doon am ci OVP ñu yokk ko pour mairie Guinaw Rail mën a suqaliku parce que maire dafa ñaan yàlla chaque année muy jël ay nit di jël ay contractuels sur le plan de climat social mu dimbali nit ñi kon nag vraiment côté boobu ñun jàpp nañ ne luy mën a augmenter recettes yi bari na ay façon la benn bi mooy am na ñu bari ñu faylu fu ñu koy teg diw ak diw dañoo xamante mais yooyu suñ ko dindee rek te incha allah ñu ngi ci boobu phase boobu suñ ko dindee incha allah recettes yi dina gën a dugg bu baax ba pare li fa nekk ci dafa néew il faut la police jàppale ñu police nationale bu ñu duggee ci contribuable yi rek maire dina jot ay recettes am normal te en terme de recouvrement dootuñu am benn jafe-jafe donc vraiment di gërëm intersyndical bi nga xam ne ñoo am ci man confiance porté ma nekk seen porte parole muy la CNTS et la FGTS parce que ñaari organisation centrale moo fi am ñu taxawal kuréel bi tuddee ko benn dynamique unitaire boo xam ne man ñu yëkkati kàddu jox ma kon vraiment ñoom tam naa leen gërëm sant leen gërëm femme de charge yi parce que ñoom bu ñu toogoon tey seen loxo rek mairie bi kenn du ko xool agent de sécurité yi ñoom it ci sama discours wax naa ko ñu gërëm leen sant leen parce que wagee moom wane na njàmbarte boo xam ne ak équipe bi mu am xarañ gi ñu am jàpp nañ daal ne Guinaw Rail Nord keneen ku fi ñëwit boo nekkee maire defe naa ni dynamique bi boo ko suivre rek doo réer rawatina nag bi ñu ànd ak maire bi nga xam ne moo am initiative boobu yëpp. c'est moi qui vous remercie en tant que parce que yéen ay partenaires u Guinaw Rail Nord ngeen depuis ñu gis leen fii ba tey suñu xel day dal sur le plan communication lépp loo xam ne ay réalisation la wala ay réalisation mairie bi yéen da ngeen ciy taxaw di ko fësal te nit ki dañoo toll foo xam ne avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication nit boo dul def luy mën a yóbbu say wax wala say jëf bu boobaa li nga defoon yëpp day yàqu loolu moo tax seen métier bi aussi ma leen di ñaanal yàlla may leen jàmm tey toujours ngeen am possibilité am moyen yoo leen eggalee liggéey bi je vous remercie.